asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte ak contentement jàkkaarloog yéen ñi safoo di seetaan seen chaîne bi di Xeweul gi TV tey nag ñu amaan mbégte ak contentement ñëw seet ci beneen nit koo xam ne day yëngatu ci wàllu politique nekk koo xam ne je pense que bu ngeen ko gisee di ngeen xam ne du ko nu war a présenté ndax présenté na boppam nekk doom ci responsable président conseil départemental bu Nioro di monsieur Malaw Sow te ñu koy wax El Hadji Maxa Sow mu nekk benn jeune boo xam ne dafa engagé wu ci côté politique tey moom lañ seet ci fas yéene seq ak moom waxtaan am lu bari ay points yu bari yoo xam ne dinañ ñu ko waxtaanee puisque tey yaakaar naa ñu bari miinaguñu ko ci milieu politique bi mu engagé wu wane ne am na lu mu bëgg tey moom lañ seet ci xam naa dañu koy bàyyi rek mu nuyoo El Hadji ñu continuer waxtaan bi. waaw asalaamaaleykum bu baax di la remercier ci seet gi nga ma seet yi di nuyu aussi sa caméraman bi di ko jaajëfal sa papa dafa faral di wax ne sa xaritu nijaay sa nijaay la sa xaritu baay sa baay la sur ce maa ngi nuyu sama nijaay Amet Ndiaye no Xeweul gi TV mu nekk ku baax nekk koo xam ne sama nijaay bu tabee la daal en tout cas di remercier toute l'équipe de la Xeweul gi TV vraiment je suis tellement ému de joie. Merci beaucoup El Hadji néo bi je pense que am na solo xam naa dañuy dugg ak yow ci waxtaan yi bëggoon nañu xam tey El Hadji mooy kan bu ñu doon wax ci boppam mooy kan ci présentation. waaw loolu moom dana xaw a yomb dana xaw a jafe. ndax tout court rek man maa ngi tudd El Hadji Maxa Sow dëkk Nioro fii laa juddoo. fii laa màggee fii laa yaroo fii laa jàngee. sama lépp fii la. Nioro laay tiitaroo Nioro laay safoo. sama lépp daal fii la waaw. loolu daal laa mun a. moom laa mën wax sama présentation fii la jàngee vraiment. fii la defee. waaw fii laa defee sama lépp. waaw ku ma xam fii nga ma xamee. te lu xam tamit fii lañ ma ko xamee. kon Nioro mooy sama lépp. mooy sa lépp waaw. ok merci beaucoup ci présentation bi tey ñu gis ne El Hadji ñu ngi koy gis ci milieu politique bi. mu mel ni soobu na ci bu njëkk dañuy gis que da ngay accompagner sa papa mu nekk député nekk responsable aussi nekk président conseil départemental bokk ci parti bi di APR. ñu gisoon ko jàpp na yow benn simple militant nga tey kat dafa mel ni dañ la gis ci milieu politique bi tey mën nga ñu expliquer nu mu demee dangaa dugg ci biir wala simple militant nga bëgg a toon rek. waaw dans ce cas maa ngi nuyu sama kilifa. muy El Hadji Mouhamad Sow ñu gën ko xam ci Malaw. muy kilifa gu baax. kilifa gu ñu nampatal. ci lépp lu baax. tey bu ñu juddoo. fekk ko muy politique fekk ko tey muy def lu baax ci politique. yaakaar naa ne ñun war nañoo mën a jóg sol suñuy daal. politique comme moom ba lépp lu mu doon def comme lu baax. ñun ñu dépassé ko. ñun loolu rek a war a nekk suñu cër. donc surtout ñun ñu bëgg a sol suñuy daal comme ni mu la ko waxee. fësal suñu bëgg-bëgg. Sénégal lu muy rëy Nioro lañ am. te Nioro ci boppam yaakaar naa ne lépp loo xam ne tey war nañ ko suqali. war na ko suqali ñun yaakaar naa si la nga war a mën a bokk. te ku wax politique comme ni ñu ko définir rek l'art de gérer la cité ñun kon pare nañ tey pour dugg ci politique bi mën a gérer suñu cité ba ëllëg ku ñu gis rek wala ku gis suñu dëkk rek naw ñu donc dañuy dugg ci dëgg la ñu ngi woon di militer ci APR di militer suñu ginnaaw baay loolu yaakaar naa mooy suñu wareef ndax gis nañ ne mu ngi def liggéey bu mucc ayib avec le président de la République Macky Sall donc fu mu ñu wax rek jaar leen rek fa la ñuy jaar lu mu ñu tere rek fa la en tout cas dañ koy bàyyi donc ñun ñoom benn vision boo xam ne tey dafa excellente vision boo xam ne dafa pour man am na solo ci dëkk bi le fait que ñu jóg taxaw na dañuy politique pour jàppale suñu askan pour jàppale suñu waa dëkk yaakaar naa ne loolu rek lañ fi am te incha allah rabbi ñu ngi ñaan suñu borom di sàkku ñaan ñëpp yàlla may ñu ci ndam ci loolee ñu jëm pour am ci ndam ci kàttanu suñu borom. wax nga yaa ngi ci milieu politique bi wax nga ne dugg nga bëgg nga fi def fii sa papa tegoon tànkam fu ko raw nga yegg fa yow itam ci wàllu politique. incha allah léegi loolu gis nañ ne tey sa papa ci APR la nekk. yow dañuy mën a xaar que tey ci APR nga bëgg a nekk wala dafa am beneen parti boo xam ne tey moom nga choisir. waaw APR yàgg nañu militer APR. depuis ñu xamee ci politique. yàgg nañ ci dem nañ ci instance yu nekk. ci APR yóbbu nañu ci instance yu nekk. rien que pour ñu liggéeyal parti bi. te ku ñu xam rek ci parti bi la ñu xamee. kon loolu dañuy taxaw tey gën ko fësal. gën ko dëggal. gën a wax nañ ñu ngi ci biir APR. dawuñ rasowuñ ñu ngi ci biir APR saf si sàpp. waaw loolu moom dama la koy waxal ba nga dégg ko. waaw di ko séddaloo ñëpp aussi. ok gis nañ loolu tey
mu mel ni tey yow bu ñu doon laaj tey sa taxawaay ci Nioro ban taxawaay nga jàpp ne tey moom nga war a am ci wàllu politique ci département commune Nioro. waaw si voilà une question excellente donc ñun bu ñu ñëwee taxaw si commune Nioro pour politique. yaakaar naa ne effet de farparloo dañ koy jël teg ko fële. ànd ak population bi ndax élection locale dëgg la président de la république moo koy arbitré mais base bi la. base bi la surtout dañuy ñëw ànd ak ñëpp. que ça soit nga nekk LD que ça soit nga nekk Pastef parti bu mu mën a doon rek ñun pare nañ pour liggéey ak yow pour suqali suñu dëkk. ndax président de la république mën na la jox lu nekk mën nga nekk APR mu jox la moyens yu nekk jox la ay millions. jox la ay 4x4 mais c'est la base qui décide. te base boobu noonu amul ne Macky Sall mën nañoo ànd ak Macky Sall sax. mais yow sa jëmmu personne yaa leen di doy ñu mën la voter mën la fal. donc affaire de. local moom pour man effet de parti moom tuuti la si quoi loolu moom waaw lu tuuti la si amu si benn njëriñ daal maanaam. yow jàpp nga ne daal fi mu toll nii élection locale nit ki la. élection locale mu ngi dépendre si nit ki. maanaam kii nii ban profil la am ak kii lan la mënal population am. rawatina goxam. gox bu mu dëkk ndax kii wóolu nañ ko si lépp. ndax kii nii wóolu nañ ko wala wóoluwuñ ko. kooku noonu si loolu lay dépendre. parce que ma jox la benn anecdote rek élection 2014 yi. parce que Cheikh Wilane suñu papa Cheikh Wilane ñu ngi koy nuyu au passage. moom kenn jox ko woon ay moyens. moom si luñ jot a gis da doon dox ak tànkam sax. dem naan nit ñi awma dara votel leen ma. te pourtant élection yaakaar naa moo jëloon deuxième comme troisième. te ñu joxoon moyen yaakaar naa ñoo jëloon avant daare wala ñu jël dernière position. donc effet de parti moom pour man amu si benn solo. waaw amu si benn solo léegi yow tey sa position ci élection locale yi ñu jëm tey fan la ñu war a xaar El Hadj ci élection locale yi. candidat la bëgg a doon wala nu muy demee. waaw parce que ñun dañ fay taxawal benn mouvement. bu tudd ànd defar Nioro. mouvement boo xam ne dafa composé jeune. mag ndaw góor jigéen ñëpp la composé. si commune Nioro bi mouvement boo xam ne mi ngi composé 300 voire 350 personnes. yoo xam ne ñoo ngi si biir. léegi nag bu ñu waxtaanee tur am consensus fort dañoo jël décision dañuy seeti mairie bi parce que. pour ñun suñu bëbët ñu mun ko exécuter ñu mun ko exploiter il faut que ñu laaj municipalité bi donc mun a suñ luñ ko yéene daal maanaam ñu mun ko def. waaw ak suñu mouvement ànd defar Nioro. tey ay doomu Nioro ñoo ci nekk tey kan mën nañu jàpp kan moo nekk ci bopp. exactement mouvement bi bëri na ay doomu Nioro rek fi nekk parce que ñun Nioro moo ñu soxal leneen soxalu ñu lu dul Nioro parce que boo demee di jéggaane ay Kaolack ak ay Dakar rek da ngay sonal sa bopp ndax ñun voté wu Nioro kon ñun ñuy voté Nioro commune ñun ñoo ngi soxal mouvement bi bëri na. mu ngi ci quartier bu nekk rek am nañ fa représentant. tey mouvement quartier bu nekk mouvement bi man lañ def coordonnateur. maay coordonnateur ma koy coordonné bëgguma ko woon sax mais xam nga nit ñi moom daanaka bu ñu la joxoñee rek mënoo lu dul ñëw uyu seen appel. vraiment am na mouvement boobu moo taxaw porté la que pour nga porter combat pour dem laaj mairie. pour dem laaj mairie Nioro mouvement boo xam ne ay kilifa rek ñoo ci nekk. ay mag ay borom kër ñoo xam ne ñii ni ay responsable lañ damay tëdd ba guddi sax ñu woo ma di ma proposé lu mel noonu mais dama si am njàqare mais finalement ma xam ne ginnaaw wóolu nañ ma rek war naa mën a jël ginnaaw ñor na ma rek war naa mën a jël sama tànk ànd ak ñoom dem xeex lu ñu bëgg a xeex pour ñëw defar suñu dëkk. kon daal mën nañ jàpp ne El Hadj candidat la ci élection la. waaw mën nañ ko jàpp te incha allah rabi ñu ngi ciy sàkku ñaanu ñëpp. ci kàttanu suñu borom tey loolu boo ko waxee est-ce que nit ñi duñu jàpp ne tey jii dafa benn day divertir rek maanaam divertissement la ci nit ñi. ndax sa candidature nga déclaré ko d'après sa papa mi ngi fii di politique aussi ñoom it jàpp nañ ne tey moom candidat la wala mu am beneen candidat bu mu porté yow nga bëgg a def beneen candidat parler loolu. waaw voilà loolu du question que dama osé. wala dama ñàkk xam sama bopp. wala maanaam sama papa lii la rek damaa war a mën a osé man tamit. non du foofu du question rek ñàkk xam suñu bopp ak ñoo xam suñu bopp. ak ñoo xam kuñ doon. ak ñoo bëgg suñu gox. te jàpp naa ne développement suñu dëkk yaakaar naa suñu loxo yi la nekk. kon du question de foofu noonu. sama papa lu mu doon na ko politique na ko doon na ko ñu ngi ñaan suñu borom yàlla gën ko yokkal ay ndombal tànkam. loolu moom mu ngi ci dox waar mu ngi ci war a dox. donc maa ngi moom amuñ benn diversion ci loolu noonu. mu ngi ci lu ko war rek man maa ngi ci li ma war moom Nioro moo ko soxal man Nioro moo ma soxal. kon dañuy ñaan yàlla rek maanaam ñun lu ñu bëgg ñun yàlla defal ñu ko. mais du question que damay divertir gars yi wala man sama bopp damay nax sama bopp non dépasse naa loolu sax. loolu dépasse naa ko loolu doxuma sax si loolu noonu. ku gis nga ma waxee xam ne man nekkuma fii di caaxaan wala nekkuma fii di wax ay waxi dof wala ay waxi saret. damay wax carrément li ma bëgg. ak sama mouvement lu nu bëgg. pour ñun ci boppam ñu mun a am
loo xam ne ñun ñu ngi koy daggaan ci baati askan bi. parce que tey sa papa mën na doon lu nekk. mën na nekk milliardaire. mën na nekk politicien bu ñëpp xam. mais donc yow am na nooy taxawee rek amaana boo taxawee naan damay laaj baati askan bi amaana dañ lay ciipatu mais man ku ma dëgg rek dëkk ñoor rek amaana da nga may encouragé mais doo ma ciipatu doo ma sous-estimé ndax ñoo laa dëkk seq naa ko ak ñoom ak lu may doon daw seq naa ko ak ñoom amul fenn fu may jaar ñu ciipatu ma wala amul fenn fu may jaar ñu ñàkk lu ma fulla wala ñu ñàkk lu ma fayda parce que maa ko dund ak ñoom maa leen ko wan ñu delloo ma ko de question de xale de question de mag respect la rek ma jox leen ko ñu jox ma ko kon daal tey mën nañuy xaar ke El Hadj candidat la ci élection locale yi ñu jëm effectivement candidat la ci élection locale ànd seeg sama mouvement ànd seeg waa Nioro yëpp nag mouvement ànd defar Nioro tey nga porté combat boobu ma kon mën nañu xaar ke El Hadj tey élection locale bi mën na jaar ne papaam jaar ne du ñu bokk liste ku ci nekk xëccoo waaw ba tey mën na nekk parce que moom mi ngi APR waaw moom il est le coordonnateur de l'APR dans le département donc ñoom danañ leen désigner seen parti mais ñun xalaatuñu loolu noonu parce que ñun comme sànq li ma la wax rek effet de parti amu si benn solo gox bi ñooy décider te ñun bëgg nañ gox bi décider ñoom nag ñu ngi liggéey lépp lu ñu mën ñu ngi koy def ñu ngi def ay acte social moom ak ñu mu àndal moom ak ñu mu àndal si Benno Bokk Yaakaar ñu mu àndal si parti muy APR donc dañ leen ñaanal seen borom yàlla àggali seen bëbët waaw ñun moom lu ñu bëgg ñun tamit yàlla defal ñu ko ndax ay ndaw lañ dañuy politique waaw ñu ngi sàkku seen ñaan ñoom ñëpp merci beaucoup ba léegi maa ngi leen di fàttali ñoo ngi dalal El Hadj Maxa Sow nekk responsable jiite mouvement bi nga xam ne mooy ànd defar Nioro comme ni mu ko waxee sànq rek mu ne ku am ambition ci dëkk bi ku am détermination dëkk bi tax na tey mu ne dafay def déclaration wane que ne moom soxla na dëkk bi tey moom lañ seqal waxtaan ci ni ngeen ko déggee macha allah tarkal la xam naa dañuy gën a yaatal rek gën a xuus dégg ngeen ni mu ko waxee Malaw mooy waa ji mooy papaam di président conseil départemental mais gis na ne politique comme ni mu ko waxee ku ci nekk am nga droit tey am côté jaar fi nga xam ne noonu nga sentir pour defar dëkk bi ginnaaw loolu tey jii El Hadj tey bu ngeen doon dem ban récépissé ngeen jàpp ne tey voilà war ngeen ko demee tey ak d'après caution yi ñu wax est-ce que tey réellement yéen prévoir ngeen yooyu prévoir nañ lépp ndax yaakaar naa ne ñun ak ñu ma àndal am na si ñoo xam ne ay kilifa lañ comme sànq ni ma la ko waxee même lu bëri sax ñoo ma si motali lu bëri am na si ay professeur am na si ay enseignants yoo xam ne à chaque fois ñu ngi may conseiller di ma digal lu baax te bàyyiwuñu benn yoon lépp loo xam ne war na si élection rek incha allah rabi ñoo ngi si récépissé boobu ngay wax ñu ngi si te incha allah gëm nañ na balaa élection yi danañ ko am si kàttanu suñu borom te caution yi bu nekkee ne ba léegi mi ngi valable ba léegi gars li ñu waxoon gënuñ si incha allah lépp lu ñu war rek danañ ko def c'est pour cela que ñu taxaw am fit na dañuy laaj mairie bi El Hadj mooy yooyu tey ndax boo ne candidat nga Sénégal Nioro dañ poser question El Hadj tey mooy yooyu mu wax ginnaaw am nee nga am na ñu nekk seen ginnaaw mais comme mouvement bi mu juddoo yàggagul doole jooju waaw doole jooju comme sànq li ma la wax rek parce que ñun tëbuñ tëb rek jóg na dañuy laaj mairie parce que mairie laaj ko du caaxaan dafa am lu muy laaj lu si mel ni ay moyens donc moyens yooyu noonu ñu ngi ciy dox ay jéego teg am nañ yaqin ne yàlla dina ko yembal ba leen bëgg rek yàlla dana ko matal ci kàttanu suñu borom waaw yàgguñ waaw prévoir nañ lépp maam ñu ma àndal campagne beeg lépp lañ préparé ak ñu ma àndal looloo tax ñu am fit taxaw naan dañuy laaj mairie Nioro xam nañ suñu bopp xam nañ fu ñu jëm waaw xam nañ aussi ñooy kan xam nañ ban capacité la ñu war a mën a demee si élection yi si campagne yi si kàttanu suñu borom xam kon daal waa Nioro ñoo ko déggandoo El Hadj nee na candidat la ci élection municipale yi nga xam ne tey war na am janvier incha allah rabi déclaration dégg ngeen ko ñoo ko déggandoo kon noonu la demee ba léegi dañuy dugg tey ginnaaw bu loolu weesee muy commune bi tey bu ñu duggee ci commune yi wax nga sa ambition yi nga am tey yan projet yoo xam ne tey moom la ñu mën a teg ne lii kat moom la teg pour dimbale Nioro ëllëg suba bu fi nekkee puisque gis nañ que y a pas mal de responsables yoo xam ne ñu ngi ci Nioro bari nañ ñii am nañ xaalis tarkal la mais tey Nioro dafa am lu mu soxla Nioro dafa am lu mu bëgg yow en tant que jeune tey lan nga prévoir pour que suba bu ñu la joxee mairie Nioro bi nga doxal ko bari na parce que benn jour dama ànd ak président Serigne Mboup président CCBM ñu jógee ko Kaolack maa ngi koy nuyu au passage sama papa la sama nijaay la sama lépp la ñuy ànd di siyaare ji sëñ Cheikh Saliou Porokhane suñu baay jooju noonu yàlla na ko fi yàlla yàggal Mbacke Balla Aïssa ñu jógee ko Kaolack ñëw ba si xur mi rek mu gis dex gi moo nekk fu ñuy wax paccax ni ñu ko mën a ni ñu koy waxee rek ñun xale yi léegi ñu taxaw mu wax ñu àndaloon quoi
nañu fii de am na njëriñ loo xam ne bu ko waa Nioro xamoon maanaam duñ ko sax bàyyi nii duñ ko laisser en rade affaire bi xaw ma touché man nekk doomu Nioro ma xam ne loolu rek war nañ see mën a war nañ ko mën a liggéey boo xam ne Nioro dootuñ jéggaani jën fu si mel ni Kaolack wala Joal wala Mbour loolu rek mën na indi recette boo xam ne mën nañoo dimbale ñun waa Nioro yi donc emploi des jeunes boobu tamit dama ciy taxaw parce que Nioro kër goo dugg am na benn jeune diplômé que ça soit mu nekk licencié wala mu nekk maîtrisard ñoo xam dañoo qualifié am nañ formation am nañ qualifié nañ puisque tey boo xoolee centre formation am na fi mais boo xale yi ba léegi liggéeyuñu ba ñu ngi am problème moo nekk sànq li ma la wax rek kër goo dugg rek am na jeune boo xam ne tey am na lu mu am na si lu mu spécialisé wu mais dañoo ñàkku leen dimbale dañoo ñàkku leen épaulé ñun surtout suñu combat si loolu lay porté wu tey naka la ñuy def tey ba jeunes yooyu noonu tey yootal leen ëllëg ay formation ñu def leen ay ressources humaines yoo xam ne soxlawul ñu dem feneen di fa uti ay nit Nioro li fi nekk dafa bëri surtout jeunesse bi dañ leen war a jàppale ñu jàng rek ñoo fi nekk te yaakaar naa jàng mooy développer réew te yaakaar naa bu ñu bëggee suñu commune développer il faut que ñu outiller jeunesse bi fi nekk pour ñun li ñu bëgg ñu mën ko am donc loolu tamit am na solo. kon daal tey mën nañuy xaar que El Hadj mu ngi am na projet boo xam ne pour jeunesse bi. pour jeunesse bi la. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay ressources yoo xam ne ñu ngi si dëkk bi dañu ko war a mën a exploiter. parce que Nioro dafa am benn esthétique bu particulière donc ñun si loolu la ñuy dox à chaque fois rek si loolu laay dox ak sama mouvement naka la ñuy def tey ba développer suñu dëkk tey si loo xam ne ñun yàlla may nañu ko. wala ñun am nañ xel bi tey xoolal marché yi recette bi si mën a génnee loolu yëpp mën nañu jàppale si loo xam ne ñun mën nañoo développer suñu dëkk vite fait ñun dañoo toog xalaat si def suñu étude ne ñun ci boppam dañoo war a mën a jël Nioro développer ko loolu lañ jàpp. tey wax nga ci projet mais bu ñu waxee dañuy ci côté expérience dañuy wax politique puisque tey boo waxee ne mairie soxla nañ ko ak sa âge bi nga am dañu naan est-ce que tey compétence bi war wala expérience bi war pour mairie El Hadj am na pour jiite loolu li nga xam ne tey mooy Nioro. comme ça li fi faral di am muy réalité yi nga xam ne faraloon na di fi am. comme mu ngi mel ni sànq li ma la wax rek ñun tëbuñ tëb rek na dañuy jël mairie yaakaar naa bu ñu tëbee tëb rek na dañoo bëgg mairie bi yaakaar naa ne am na lu nekk si ñun wala am na loo xam ne tey maanaam tey dëgmal nañ ko ñun ñëwuñ avec une tête vide na dañoo soxla mairie bi tey même bu ñu ñëwoon avec une tête vide sax am nañ ay collaborateurs yoo xam ne mën nañoo jàppale si lu bëree bëri tey mën nañ gis ne yow lañ gis rek mais li ne sa ginnaaw lu ne sama ginnaaw gars yi mënuñu ko gis instant bi nii te danañ ko gis parce que ñu ngi waajal benn rassemblement boo xam ne dañ ko prévoir woon sax avant tabaski bi mais dafay seere léegi dañ ko bëgg a def après tabaski bi boo xam ne day nekk benn genre meeting au terrain basket ñu si invité ñëpp surtout la jeunesse ñu ñëw vraiment jàpp si bu baax a baax a baax te boobaa da ngeen xam ne suñu mouvement bi caaxaanul dañoo jóg taxaw pour utali mairie bi mën nañu ëpp xaalis nag mën nañu ëpp ay moyens mais ñun lu ñu seq ak nit ñi ñoom sequñ ko ak nit ñi ndax si dëkk bi lañ dëkk dafuñ fi li ñaaw waxuñ fi li ñaaw compétence bi jàpp nga ne jàpp matee na lépp fu ñu taxaw danañ wax ak kilifa yi te bu ñu wax ak kilifa yi dañuy xam carrément lan la ñu wax ak ñoom te dañuy jàppale insha allahu rabbi xaalis nag boo ko amee moom ñëpp dañ la topp mais ñun amuñ xaalis boobu noonu amuñ leen loo xam ne dañ koy jël di ko distribuer ay biir lu ñu war a mën a jël di ko distribuer rek dañ koy jàppale jaamu yàlla yi te kenn du ko yëg ñun politique wuñ noonu parce que li nga wax la yow gis nañ ne Nioro actuellement politique bi mu ngi dox gars yi ngi maye xaalis am na fi ay jeunes yoo xam ne tey mën nañu wax ne tey ak sa papa ñoo ànd gis nañ ni ñuy politiquer yéen tey loolu ban xalaat nga ci am waaw ñoom loolu seen méthode la ñoom noonu la ñuy politiquer mais politique boobu noonu boo koy politique na nga jàpp ne doo musa am noonu ñëpp lay ñëwal mais naa la xamal benn affaire Serigne Saliou quartier Darou Salaam Nioro sax laa wax de mais quartier Darou Salaam politicien bu fa dugg danañ lekk sa xaalis te bu kenn xalaat ñu votal la bàyyi ma ndax fa laa dëkk loolu moom dama koy assuré boo yónnee xaalis nag dañ la ko lekkal ba mu jeex tàkk kon sa base bi sama base moom dama ko moom kon yow du ma ko jàpp ne bu Macky Sall ñëwoon sax indi ay milliards am sax man maa ko mën en tant que président de la République waxuma laa nag keneen tiitu ma si kenn ragalu ma si kenn sama quartier man maa ko moom waaw xaalis moom laa la expliqué nii nee naa la xaalis du politique fii gis nañ fi lu nekk si àdduna xaalis bu taxoon nit falu konoon Abdou Mbaye konoon falu na doon na président de la République xaalis bu taxoon nit falu konoon Moussa Niasse falu na xaalis taxut kenn falu xam nga la mooy tax nit ñi falu colère ak gis yow ne am nga vision kon ñun doxewuñ noonu tey sa bâche boobu nga tudd muy quartier Darou Salaam est-ce que tey comme ni nga ko waxee yaa ngi fi doon liggéey mais est-ce que jamono ji yaa ngi ko gën a ñoŋal ak naka nga def rek pourtant dama la souligner quartier Darou Salaam rek de mais Nioro commune laa la wax Nioro commune fi foo dem rek suñu mouvement ñu fa taxaw te ñu am fulla ñu am fayda ñoo fa nekk élection yi bu doon suba la
ñoom ñoo pare nañ ci lépp pare nañ ci lépp da ngeen leen fi jël pare nañ ci lépp ay xaalis ak yooyu taxawul ay bee distribué ay bee de banque non non loolu ñun loolu maanaam dañ ko bannir xaalis moom Guinée sax dañuy ñëw nga may leen xaalis mais loolu taxul nit gëm la dafa am looy teg dafa am da ngay nekk visionnaire am ay projet nit ñi gëm la mais xaalis dafa am noonu dama la koy laaj yow ndax xaalis am na noonu xaalis amul noonu kon kay loolu ñun tiituñ loolu ragaluñ ko ay jeunes lañ xam nañ suñu bopp te xam nañ nan la ñu mën a def ba développer Nioro xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax ok ñun suñu militant nag ñun nee nañ leen ku leen jox xaalis lekk leen ku leen taxawaloo ay comité taxawal ngeen lekk xaalisam mais bu ñu demee ba si urne ya le vote est secret xam nañ carrément ko ñu votel Karki Daaru Salaam man moom laa am sama collègue dama leen naw seen fulla ak seen fayda dama bëgg ñu jàppale seen doom ndax ñoom laa am ñoom tamit man lañu am y compris toute la commune yow daal tey kon mën nañ jàpp ne amuloo xaaj yi comme ni nga ko waxee amuloo parti ñëpp nga woo pour que non man awma xaaj man ku ma xam ne awma xaaj awma seen si dara man ñëpp laay woo ñëpp te ñëpp may jàppale si kàttanu suñu borom ñëpp kilifa diine yi kilifa aado yi nekk si dëkk bi paa yi maire yi ñëpp may jàppale jeunes yi sax man la ñuy jàppale ndax séq naa ko ak ñoom sànq li ma la wax rek tey mu jóge ko Dakar tey su ma neexee seen kër laa ñëw dallu bu subaa ma dem kër sa waay dallu foofu noonu te kenn du ma wax génnal wala jugal fii parce que séq naa ko ak ñoom teraanga la dama leen koy jox nga delloo ma ko kon tiitu ma ragalu ma Nioro laa dëkk Nioro laa tiitaroo Nioro laa am merci beaucoup El Hadj je pense que waxtaan wi am na solo leeral nga lu bari candidat la ci élection locale yi ñu jëm ci incha allah rabi comme ni mu ko waxee ñoo ko déggandoo ci déclaration bi kon waa Nioro nañu xaar ne jeune la te am na ambition am na lu bëgg duñ ko bañal puisque ni ku nekk tamit ak sa position bi nga jël ci wàllu politique papam responsable la mais teewul moom it nee na am na lu mu bëgg am na lu mu gëm ñoo ko déggandoo ci déclaration bi dañu lay ñaanal rek waaw en tout cas merci beaucoup si dalal bi kontaan naa trop di wax amin tamit si ñaan yi ngeen may ñaanal surtout jeunesse bi ñoom dañ may encouragé damay tëdd ba guddi sax nit oo ma téléphone bilaahi day wax ba ma yëg sama yaram ne man kat xaw ma nan laa war def mais instant bi nii caaxaan jeex na il faut ñu wàcc sur la base politique ndax dañuy toog ay kilifa di ñu woo ñoo xam ne ñi mën nañ ñu papa ñi ñooñu ëpp xam-xam si lépp kon ñun tey bu ñu taxawee tey ay nit tey dañuy xëkki si loolu tey mënuñ lu sant suñu borom vraiment surtout la jeunesse étudiants yi sama mbokk étudiants yi ñoom tamit kenn du ñoom tamit dañ may Dakar fu mu nekk dañ ma fay fekk fu ma nekk rek dañ ma fay fekk di ma encouragé di ma ñaanal ñooñu awma seen fay samay mbokk samay xarit samay àndandoo samay waajur ñoom tamit fu ñu toll ñu ngi may ñaanal kon man awma lenn loo xam ne dama koy wax maanaam lu dul wax amin rek waaw di leen wax ñu gën a yokku ñaan yi rek incha allah boo ñu doon wax tey yow mi nga xam ne tey candidat nga bëgg a doon ci élection locale yi ci li nga xam ne tey ay réalisation la ci maire bi fi nekk par exemple ñu dugg ci comme ku soxla mairie peut-être gis nga ne am na ay manquement yu fi am wala loo xam ne waroon na dox te doxul waaw tey boo ñu ci doon ñëwal waaw kooku suñu papa la kooku liggéey na kooku duñ ko ŋàññi benn yoon ndax dafa la fi juróomi at voire 7 ans kon kooku liggéey na liggéey bu mucc ayib waaw kooku moom dañ koy ñaan yàlla gën a yokk fan wi yàlla gën a wéral yaram bi waaw liggéey na daal gis nañ ne liggéey na waaw kon tey est-ce que jaadu na waa Nioro changer waaw c'est normal parce que tey dañoo soxla jeune te man dama nekk jeune boo xam dama jóg pour laaj mairie bi waaw kon changement dafa war a am waa Nioro ñoo ko décidé du man de Nioro si boobu ñoo ko décidé yow daal Nioro ñoo la tànn Nioro daal ñoo ma tànn ñoo ma choisir man choisir ma sama bopp ndax kon ko man manqué leneen mais ñoo ma woon ne ma lii mënta ñàkk moo tax ma jóg waaw te quartier bu nekk am nañ fa cellule yooyu noonu ñoo bennoo wax ma ne man la kon loolu amul lenn loo xam ne tamit bëgg naa sama dëkk kenn gënu maa bëgg Nioro te am naa capacité pour doxal loolu noonu ragalu ma ci dara tuuti ma ci dara aussi te xam naa man maay kan sànq li ma la wax rek xam naa Nioro fu ñu ma teg ak fu ma teg waa Nioro kon ma ragalu ma ci loolu dara waaw ok kon ñoo ngi leen di fàttali ba léegi ne ñoo ngi toog ak El Hadj Maxa Sow nekk responsable comme ni ma ko waxee nekk coordonnateur mouvement ànd defar Nioro comme ni ma ko waxee nekk am ambition pour dëkk bi te moom lañ seqal waxtaan pour mu wane wax waa Nioro ne candidat la ci élection locale yi ñu jëm ñun ñoo ko déggandoo am naa El Hadj question yi je pense que waxtaan nañ ci lu bari. léegi tey boo doon tàggatoo sa kàddu gu mujj lu muy doon. waaw di leen remercier rek. yéen waa Xeweul gi TV. di leen sant di leen gërëm di rafetlu seen liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey. si département du ma wax sax commune Nioro mais dans le département.
donc di leen ñaanal suñu borom fépp fi ngeen bëgg a yegg rek suñu borom bi yeggal leen fa ngeen dem ba am seen télé waaw di nuyu encore une fois tonton Mohamed Ndiaye kooku ku baax la ku yaatu la waaw di nuyu samay mbokk di nuyu samay xarit di nuyu samay dëkkandoo di nuyu sama papa di nuyu sama yaay di nuyu samay rakk waaw di nuyu sama rakk yëpp di nuyu samay mag aussi di leen wax ne ñu ñaan rek yàlla baax na waaw incha allahu rabbi jaa ngeen jëf mbokk yi li lañ leen andiloon ci seen émission bi nga xam ne tey dalaloon lañ ci El Hadj ngeen dégg déclaration bi wane que ni candidat la ñoo ko déggandoo wax na tarkal la jeune la dañu koy ñaanal rek naan ko bon vent di ko ñaanal fi mu bëgg a yegg ci politique mu yegg fa noonu képp lay demee comme ni ñu ko defee ci moom noonu lañu koy defee ci kenn ci ñëpp Xeweul gi TV dafay nekk pour ñëpp nekkul fi pour kenn donc ñëpp ko tax a jóg kon moo tax ku ñu woo rek ngir li nga xam ne njëriñu dëkk bi la ñu ni dañ ci ñëw participer ànd ceeg yow moo waroon tey suñu teewaay ak moom dégg ngeen waxtaan wi tarkal la ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm di leen ñaanal tawfeex di leen jox dig daje incha allah ci beneen invité incha allah jaa ngeen jëf